asalaamualeykum wa rahmatullah. mbokk yi gannaaw bu ñu leen nuyoo na mu gënee tedde ziyaar leen na mu gënee selle ñu ngi leen di ñaanal fu ngeen toll yàlla di leen dolli barke ak leer ñuy sàkku ñaan ci yéen ñu bokk ñun ñëpp di sant di santati di seede ni ñi yàlla di baaxee barke ak leer te ñuy ñaan saa yu ñu yewwoo mu defal ñu yoolu qur'aan al fajr inna qur'aan al fajr kaana mashhuuda di leen ziyaar ci nisfu shaabaan bi defe naa ni àllarba tey bi bu tollantikuwaatee incha allahu ci la ñuy tàmbali koor gi la ñu wax ndax tey mooy le 2 nekk fukki fan ak juróom wala juróom benn ci shaabaan jàpp nañu ni daal ni bu àllarba bi dellusee le 9 mai lay nekk bu dellusiwaatee le 16 mai incha allahu yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm na ko sang bi daan ñaane te mu defal ñu ca xabul te mooy mu nangul ñu suñu jaamu yàlla bu ko neexee balaa ngay jaamu rek mu nangul la moo tax yéene am solo ndax innamal a'malu binniyaati boobu sang bi waxoon fi mu nekk nii bu weeru koor bi teroo nga yéene rek mu daal di lay bindal yoolu weeru koor loo woor nag mu nekk bonus waaye na fekk mu sell tabaarakallahu te loolu yàlla rek ko mën a seede moo tax ñuy bëgg tout temps foo toll rek ndeysaan ngay sellal sa lépp sa yéene sa kàddu sa xalaat sa wax sa jëflante say anticipation ba li la rëccoon sax te nga war ca dabaatal nga yéene ni bu fekkoon dellusiwaat na danga ko rafetal looloo yéene bu rafet lay wax sama waa kër ni leen julli saa yoo jullee rek war nga yëg ni ndekete julli bi passé am na lu ci manqué woon ci li ñu tuddee perfectibilité te mooy nga teg sa bopp ci benn courbe croissante boo xamante ni rek waxtu wu nekk rek la Ibn Abbas waxoon góor ga ndeysaan ba mu ko waxee xadis sàngam commencé indi silsila bi indi riwaaya bi ndeysaan góor gi ni ko jotuma ko woon jàng nag te doom am naa juróom-ñaar fukki at ci ren kon wees na ndeysaan Ibn Abbas ku yàlla baaxee la woon doon nekk xale mu ni ko maam dangaa ñaanul yàlla dund juróom-ñett fukki at mu ni ko ahankay mu ni ko dangaa bëgg boo amee juróom-ñett fukki at yées ni nga mel tey mu ni ko mukk mu ni ko kon dawal jàngi ko ndax nga yokk xam-xam ci diggante bi ndax bu fekkee boo amee juróom-ñett fukki at xamuloo lu ëpp la nga xamoon ba nga amee juróom-ñaar fukki at te nga am occasion wu jàng ko kon yées nga fi loolu nag ndeysaan moom la sang bi bëggal ñëpp moo tax rek mu la doon wax ñettam yooyu ne ittaqillaha haysuma kunt wattabii sayyi'ata alxasana tamxuha wa xaaliqi nnaasa bi ahsan la wax moom ku bëggoon superlatif la ndax li ko yàlla tagg ci xuluq azim te mooy lu kenn jotiwul ñi ngi ci seen alquranul fajr nag tabaarakallahu nekk ci 2e wala 3e partie wu récit yonent yàlla nuux bu yéeme bi ci suuratu Huud tey dañu def ci tajwid bi li des ci ayat ji te mooy li nekk ci dizaine 4 bi ci verset yi mooy 41 ba 49 fa la yem nga xool nag li fi weesu yépp tabaarakallahu boo ko doon toppaat ca lañ la waxoon ni ba ñu nekkee peuple bu féeteerle mu ñëw indil leen kàddu tawxiid ba pare nag automatiquement mu alerter leen ni attention bu ngeen ko wàccee inni axaafu aleykum mbugal bi ma leen ragalal damaa ragal ngeen tàbbi ca te yéenewu leen ko benn yonent yéenewul benn xeet tàbbi ci mbugal waaye dañuy alerter nit ñi nga gis ndeysaan malaul ladina kafaru mooy lobby sombre yooyu ñu doon wax commencé nag ñoom autodésigné wu ni ñooy waxal penc mi te matuñu penc mi porte parole commencé di ko indil ay argument yu doye di maanaraka illa basharan toujours boo xoolee ndeysaan ñi doye di seetlul seen argument rek ay argument wu ngëneel rek lañ lay wax yow yaay kan lu tax ngay wax ak ñun est-ce que yaa ñu gën yooyu rek lañ lay wax duñ la wax leneen maanaraka illa basharan yow comme ñun nga mbindeef nga comme ñun et puis wa maanaraka tabaaka yow ñooñu nga xam ne ñoo la topp d'ailleurs ñun bu ñu doon wut ay xarit duñu leen tànn parce que ñooñu ñoo gën a yées ci penc mi ñoom duñu jaaroog ñoom taal voilà ñoom du ñu dawal 4x4 ñoom dëkkuñu ci quartier sàngam ndeysaan argument yu doye di yooyu rek ba tey nag mi ngi fi ba tey am na ñoo xamante ni yooyu rek la ñuy toppatoo moo tax ndeysaan dellu gannaaw rek nga gis nag mu wax moom toujours dellu si rek ci li ñu tuddee argument de raison
te mooy yaa qawmi yooyu mu leen tegaloon wala aqulu lakum waaw yéen la asalukum alayhi maalan da ngeen yaakaar dama ñëw pour wut si ci yéen teraanga wala faveur wala ngeen nommé ma ministre wala nangam non 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 wa ma asalukum alayhi min ajr laajuma leen dara in ajri illa ala allah man su fekkee am na lu may yaakaar ci yool rek bàyyi naa ko ci yàlla mi nga xam ni moo ma investir waaw kay ndeysaan mu dellu rek ci feetu travail yu démb bi ñu ne dañuy feetal ñiy liggéey te mbokk yi ku amul liggéey amul ñun suñu penc ndeysaan dañuy jaawale yu bari gis nga suñu yaay yii ku leen gën a productive amul man dinaay wax sama mbokk yi may liggéeyal fële ci suñu organisation mondiale de la santé di leen wax naan nañuy bàyyi xel jigéen ñi parce que jigéen moo gën a productive ci àdduna bi kenn mësugu fee gis góor bu wasin kenn mësugu ko fee gis waaw te ñun suñu mesure yi fi mu nekk ñi dañ lay wax naa góor moo gën a productif jigéen kan moo gën a productif ku indi njaboot parce que productivité foofa lay tàmbalee ingrédients yi ñuy mesurer productivité humaine mi ngi tàmbalee ci nga taxaw indi jëmm ji teg kenn gisagu fi góor bu wasin kenn gisagu fi góor bu nàmpal kon ku gën a productif jigéen amul moo tax bu ñuy wax naan waaw ñi am salaire ñi chômé ñi inemployé ndeysaan ñu tàmmaloon ñu suñu yaay yi bu ñu lay laajee seen métier nga naan femme au foyer wala ménagère fekk ñoo yor penc mi ndax la ñuy liggéey ci kër yi boo ko doon quantifier nga di ko mesurer di ko reverser ci PIB bi kon ñun waxuma la émerger mais kon ñun pays OCDE yi sax ñoo leen di raw parce que suñu yaay yi unité de mesure li ñu consacré ci temps ci yar ci jubbanti ci defar waxuma la liggéeyu kër de diggante ay ñoom togg ak raxas ak dem marché ak yooyu waxuma la yooyu de mais jubbanti njaboot rek seetlu ku nar a wàcc yoon ñu teg la loolu bu ñu ko doon quantifier te yooyu nag tabarakallahu looloy wal baqiyatu salihat loolu la alquran wax nee na xayrun di ngeen wax valeur résiduelle moo tax ndeysaan liggéey dafa am na ñoo xamante ni yaakaar nañ ni il faut ñu génn ci université am diplôme ñu tudde leen professeur wala docteur wala ingénieur ñu doog ni am nañu emploi ñu jox leen bulletin de salaire te ndeysaan la suñu maam ju baax ja waxoon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na ñàkk wërsëg mi ngi tàmbalee ci nga xam ñaata ngay am par weer mu ni yàlla teraangam yi ni mu bare yow nga ñàkk fayda ba li ngay am par weer xam nga ko nee na foofu la ñàkk wërsëg tàmbalee te boobu ndeysaan nit ñaa ngi xënt wuti rek nekk fonctionnaire rek ci modèle administratif tubaab yu bon yooyu nga xamante ni moo ñu sànk parce que dafay nërmeel capacité yi nit ñi am pour jariñ seen penc ca ndeysaan la këñe di waxoon bul xalaat lan la sa réew mënal yow xalaat loo mënal sa penc waxuma sax sa réew mais loo mënal univers bi te yonent bi ak saxaaba yi noonu la ñu fonctionné woon mosoo cee dégg kenn ku la wax salaire ñoo xam ñi ndox ak tàndarma lañ daan dunde te fi mu nekk nii boo jógee ñëpp fëx wuti fañ leen suul di leen ziyaare ndax seen barkeeg seen leer ñun nag ndeysaan barkeeg leer la góor ga waxoon dañu ko extirper ci àdduna bi nekkatu fi moo tax bu ñu yeewoo di dang-dangi taal suñu oto yi nekk ci embouteillage yi sonn lool bu weer dee ñetti dërëm ña ngay am ndeysaan mënatul sax dundal sa njaboot te li ma dégg sama benn maam booy fàttali ko démb suñu waajur yi lañ daan am ci salaire ndeysaan da nga ci gis koo xamante ne yow li ngay gañe ci waxtu rek ñoom daawuñ ko gañe sax ci at yow sa salaire horaire mooy ñoom moo doon seen salaire annuel te dundal nañ ci njaboot yar ci defar ci penc tabax ci ay juma macha allah jubbanti ci li gën a am solo mooy la sang ba waxoon li la yahdiyaka allahu bi ka xay lan la imraan la waxoon nee na yàlla jaarale ci yow kenn ku jub rek nee na moo gën àdduna ak li ci biir te ndeysaan liggéey bu njëkk loolu la woon mooy mag ñi buñ daan dem tool dañ doon xalaat dundal seen njaboot ci ñaq bu lew léegi nag ku la gën a mën a tappale ku la gën a mën a falsifier marché ku la gën a mën a wut benn brèche ci finance publique yi pour détourner fa xaalis rek kooku nee nañ moo la gën a performant moo la gën a ndeysaan compétent moo tax it ndeysaan fête du travail dañ ko waroon a fêter ci réforme du travail te bañ a topp ci routine bi rek ndeysaan ñi ngi ñaawlu nag loolu li xew France démb waaye yooyu yëpp dafay wane rek échec systémique yooyu ndeysaan sëriñ ba doon wax waaye gis nga yonent yàlla Nuux moom tout de suite nee na leen bu leen yaakaar ni dama ñëw di wut ci yéen benn reconnaissance wala benn cër parce que kiy liggéey sax day bàyyeeg yàlla fay ko wa maa as'alukum alayhi min ajr mu commencé nag ndeysaan ak la aqulu lakum yooyu mu leen tegalee loon nga gis ñoom tam ñu ñëw nag ca yaa Nuuhu qad jaadaltanaa waay Nuux yaa ñu sonal ak sa polémique yi ndeysaan mu dem ca nag ba yàlla ne ko xam nga lu xew ñii
dañoo fatt seen nopp yi te xam nga Nuux wax na ko ca surat 70 la surat 71 suratu Nuux daf ko ni yàlla gis nga ñi su ma leen wa inni kullama daawtuhum li taxfira lahum jaalu asabiahum fi adanihim wastaxshaw siyabahum wa asarru yàlla gis nga ñi saa yu ma leen di woo pour rek yéene leen ñu jéggalu seen bàkkaar yi pour mën a commencer un chapitre nouveau ci seen dund ñu jël seen baaraam yi fatte ko seen nopp yi ci xat jaadal tana oh ñëwati na mi ngi ñuy sonal ak kàddoom yi ba pare jël seen yëre yi dugg ci suuf pour sax bañ ma gis wala bañ ma dégg yàlla nag ni ko moo tax nag jaru ko gis nga léegi nag innahu lan yumina min qawmika illa man qad amana kuy gëmati nekku fi waaye comme ñii la jot a gëm illa xalil lañu fokk nga sauver leen loolu moo doon deuxième partie bi ndeysaan moo indi wayas naawul fulka bi ñu toppoon démb nga xamante ni lu ko gën a yéeme amul gaal googu nga xamante ni 300 mètres de longueur la sur 150 mètres de largeur 15 mètres de hauteur garab ya ñu ko doon defare ñu jëmbat ko 100 ans chantier ba mu nekk ca diggante 55 ba 70 ans ku am projet bu gën a yéeme bi na ma ko indil boole ca sauver àdduna ci écologie sauver àdduna ci humanité sauver àdduna ci pas-pas ku am projet bu gën a yéeme bi wax ma ñu ndeysaan boo demee livre Guinness de record sax dafa fekk bi parce que hors norme la ko xool nag ñu ñëw nag ndeysaan tey ci troisième partie bi te mooy xam nga léegi nag yàllaa ngi ñëw ci benn description boo xam ni boo ko seetloo wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal xoolal boobu phrase rek ni ko yàlla tëggee wa hiya indi na fi élément yii gaal gi la indi mouvement wu gaal bi description bu mu lay wax ni gaal gi di demee te vague yi terewu koo dem mu indi la benn métaphore vague yi comme ay montagne mbokk yi seetlul loolu métaphore yàlla rek mën lii te boo demoon ci alquran ngay gëstu formulation fi mawjin kal jibal fii rek nga koy fekk doo ko fekk feneen kon jar na seetlu wahiya tajri wahiya ta gaal ga xam nga wax na la ni gaal gi démarré na lu ko démarré waxoon nañ ko démb basmala bismillah boobu basmala sax bismillahi rahmaani rahim la waaye bismillah bii nga xamante ni moom la wax yonent yàlla Nuux inspiré ko majraha wa marsaha wax nañ la ni lu taxaw ci àdduna bi amul moom la ñuy wax le mouvement relatif ndeysaan lu taxaw ci àdduna bi amul loo xool rek ni ngi nekk ci benn mouvement boo xam ne yaa ko yëgul ndax li ñu dindi force d'inertie te yàlla organisé noonu de benn milliardième de seconde bu ko ralentiroon benn astre ci astre yi gouverner àdduna bi rek kenn du ko fekkee waxuma la seconde waxuma la millième waxuma la millionième 10 puissance moins 9 laa la wax benn milliardième de seconde wala temps bi Big Bang bi duré nga xamante ni ay milliardième de milliardième la gaaw na ba xel mënu ko natt ci 10 puissance moins 43 secondes yi nga xamante ni ci la Big Bang bi duré bu reproduire loolu ci ralentissement wala ci accélération kenn du ko fekkee mu teg ndeysaan lépp ci benn orbite kullun fii falakin yasbahun depuis des milliards d'années nga nekk ci loolu nag ndeysaan mën a organiser sa dund sa adresse su kër du changer te bu suuf si dee tourner ndeysaan bu neexoon yàlla semaine bu ne wala waxtu bëccëg bu ne sa buntu kër changer adresse ñu miinoon la ci 54 avenue de Went léegi yaa nga Luxembourg ndeysaan ca beneen adresse bu bàyyi la ak loolu kon lu fi taxaw amul waaye yonent yàlla nu ngi anticiper gaalu pas-pas buy taxaw te mooy bu yàlla di tukkal àdduna bi te mu indi ko ci métaphore bii mu indi ci kal jibal lu yéemee ngi noonu moo tax bi mu xësee ba démarrer te yàlla joxe ndigal ci mu démarrer mbokk yi gis nga yàlla lu mu joxe ndigal mu démarrer du ko wax kenn fa mu toog lay toog ñu ngi fii ndegam américains yi ñoo mën a toog Maison Blanche yor ay drone avion yoo xamante ni mi ngi à des 10 000 kilomètres nga di ko télécommandé par benn double onde boo xam ne da ngay envoyé signal ci satellite bi reproduire signal bi ci drone bi nga toog fa nga toog ji fo mel ni ko yor sa jeu électronique fekk ay nit ci biir néeg nga di leen bombardé ñuy dee ndegam nit a mën loolu yàlla fa mu toog lay toog joxe ordre waaye ma wax leen mbokk yi gis nga yàlla lu mu nar mu dem booy boo nit ñi noppalu loolu lay jàngale ci wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali phrase bu ko gën a yéeme ci description ak ci scénario néew na ci alquran wahiya ta gaal ga tajri ma ngay daw bihim ca ña nekk ca gaal ga ak ca ña ko fekke te mënuñu caa dugg ndax gëmuñu fii mawjin mi ngi percer vague yi kal jibaal yi comme bu fekkoon ni montagne la te téyewu ko te montagne ndeysaan ku ci daj xam ni daj nga
li ma mos a wax ndeysaan sama waa kër ñu jëkkee nekk xale yu tuuti ñuy traversé Mont Blanc bi ñu ñëw ba jub ko ma ñu leen gis ngeen montagne bi ni mu toll ñu ne man leen fu ñu jaar ca gannaaw montagne bi la ñuy jëm fu ñuy jaar ku nekk naan dañuy wiiri de man leen wiiri jaari ndaari fees na fi yëpp mënoo koo wiiri xanaa kon nga def 400 kilomètres fanaan ci yoon bi munoo jaar ci kaw mënoo nooy def xanaa nga percé ko te lañ la waxoon ni liy percé montagne wa asxaabul kahf la ñu percé woon seen xuntu ba du ay perceuse kii pelle mécanique déedéet pas-pas mooy percé te loolu nag lay wax fii maanaam vague yi ni mu kawee ak ni mu dansé ak ni mu bëree terewul gaal gi mi ngi dem parce que dafa am lu percé mooy bismillahi majraha wa marsaha boobu xaw ma ndax mun ngeen imaginer description bi yàlla di wax fii wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal nga xool ko mu nekk benn description boo xamante ni indi na ci ñetti élément gaal gi ci boppam te yaa ngi koy delloo ca cosaanam muy représenter végétation mu indi la nag mouvement bi nga xamante ni tabaarakallahu mooy mécanique physique mécanique nga xamante ni adduna bi yépp ci loolu la tënku li ngay jàng ci astrophysique di ko jàng ci mouvement des planètes di ko jàng ci mouvement des engins avions yeeg bateau yeeg yëpp mi ngi ci physique mécanique mu indil la ko ci tajri mu représenter lépp luy physique mécanique indil la gaal gi ci boppam mu représenter lépp luy monde végétal mu indil la nag ndox mi nga xamante ni moom la ball ca faara tannuur mu représenter lépp luy monde océanographique mu indil la jibaal bi nga xamante ni mooy monde tectonique ak monde physique xoolal ni mu tënke lépp ci benn phrase wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibaali te baatu tajri bi boo jëlee tajri kese moom da nga ko fekk ci alxuraan ci yu bëree bëri waaye tajri bi te mooy bi nga xamante ni benn préposition bu ci yokk la pour restreindre description bi ci lan ma ngay daw ci ñoom bihim bii ci ñoom la ñoom mooy ñi nekk ci gaal gi bokkuñu ak perspective ñi nekk ci biti te boo delloo ci physique mécanique mouvement relatif la lay wax xam nga ki taxaw ci quai di gis train bi muy dem vitesse bi muy mesurer train bi di dem ak ki nekk ci biir train bi bokkuñu ki nekk ci biir train bi moom train bi à vitesse 0 lay demee parce que ñoom mook train bi ñoo bokk référentiel mais ki taxaw ci quai bi mën na la mesurer vitesse su train bi ñu la romb na ma TGV la taxawul fii sax 300 km/h la fi rombe bokkuñu perception bihim bi loolu la lay wax maanaam ñi nekk ci biir gaal gi nga xamante ni ñoom dafa am lu leen dugal ci gaal gi mooy dañoo gëm seen borom ak ñi nekk ci biti nga xam ne taluñu ko te la tax mënuñu caa dugg moom lañ la doon wax démb ni la yi la ñu raté maanaam damay bañ a guddal waaye démb loolu lañ la doon wax maanaam ñi duggul ci gaal gi dafa am yu ñu raté mooy la mu lay jàngal ci summa inna rabbaka lilladina haajaru boobu ak summa inna rabbaka lilladina amilu su abi jahala dañu raté ay occasion ñi nekk ci biti gaal gi ak ñi nekk ci biir gaal gi ñoom ñëpp ku ci nekk tajri bihim gaal gi am na benn mouvement bu muy am ci yow bu bokkul ak sa morom wa hiya tajri bihim te boo demee ndeysaan mu lay waxaat lu mel noonu benn dialogue paradoxal la ci diggante waa aljanna ak waa safara maa ngi la koy wax ci suratul araf wa naada ashaabul jannati ashaabun naar an qad hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ak wa naada ashaabun naari ashaabul janna an afidu alayna min al ma dialogue boobu tout temps mi ngi am ci penc mi di am ci jamono di am ci particules yi di am ci créatures yi te mooy ñi nangu ak ñi nanguwul moom lay wax wa hiya tajri bihim ku ci nekk perception bi ngay am ci mouvement gaal gi bokkul ak bu sa morom wa hiya tajri bihim fii mawjin nag mi ngi nekk ci ay vague nga xamante ni yàlla li mu jàngale ci vague ci alquran kenn musul gis loolu kal jibaali nag mu ñëw ci métaphore bi parce que ka waxoon nañ la ka bu ko yàlla ëndee rek métaphore lay waxe te alquran bari na lu muy ëndee métaphore ndax mbokk yàlla bu indiwul métaphore kenn du dégg te suñu romancier yi gën a célèbre rek boo demee technique yi ñuy bind yëpp technique métaphorique la maanaam dañ lay indil ay comparaison yoo xam ne bu ñu ko indiwul doo dégg ñi jàng science xam nañ loolu bu ñu indiwul métaphore du ñu dégg te boo jëlee bu ma ko inversé ma commencé ci jibaal bi yàlla jàngale na ci lu bari waaye boo xoolee ci ñaari yonent maanaam métaphore bi mu indi fii ci ñaari yonent la ñëw yonent yàlla nuux
ak yonent yàlla Suleymaan xëy na boog Daawud ci jibaal bi Daawud ci la bokk te bul fàtte ni Daawud mooy way jur yonent yàlla Suleymaan lu tax parce que baatu tajriib bi nga xamante ni mooy firi gaal gaa ngay dem mooy kenn mënatu koo téye yàlla joxe na ci ndigal ba noppi ndeysaan liñ naan taal bu yàlla taal la bàyyi ko dafay dem ngay gis ndeysaan ku bëgg a génn yàlla décider mbir ñu ne du fi sottee ankay yàlla da lay seetaan rek ba xam nooy def dana fi sottee kay wa hiya tajri dem na kenn mënatu koo téye parce que bismillahi majraha moo ko démarré loo te mi ngi dem ak benn propulsion bu puissante macha allah wa hiya tajri bi boobu mu lay wax nga gis ko kon mu ñëw ñeenti yoon rek bii ci yonent yàlla nuux lay jàngale te mooy métaphore bi mu la jox ci verset 42 sourate 11 ma ngi lay wax itam beneen xeetu tajri wali Suleymaan riha asifa tajri bi amrihi ila al ard nee na Suleymaan maa ko joxoon maa ko baaxe woon te loolu du dara lu dul teraanga rek li ñu la doon wax démb wa ma bikum min ni'ma mbokk yi loo am rek sante ko yàlla loo am sante ko yàlla yàlla nee na Suleymaan maa ko fekk fa mu toog rek ma baaxe ko ay ngelaw yoo xamante ni daf leen di jox ordre tajri bi amrihi bi ci Suleymaan la delluwul ci yàlla waaye nag ilal ardi lati barak naa waaye ordre yi mu doon joxe benn du ci buy gaañ nit gis nga ñun ndeysaan fii ngay gis koo xamante ni bu ko yàlla joxee as lëf ci souveraineté rek mu jël ko pour gaañe ko nit waaye gis nga yàlla li mu wax ngelaw yi mu joxoon Suleymaan daf doon jox ngelaw yi ordre waaye tajri bi amrihi kon gis nga baatu tajri bi mi ngi ci jàngale leneen te mooy boo ko yëkkatee bu fekkee ni déggoo nga ci ak sa boroom rek da nga cay def luy defar pénc ak la mu la wax wa saxarnaa lahu riixa tajri bi amrihi ruxaan xaysu asab ba tey rek jagleelu yàlla la ma tàggatal ko gis nga fi baatu saxarnaa la indi ma tàggatalal Suleymaan ay ngelaw yoo xamante ni tajri ña ngay daw bi ci ndigalam ci amri yi ci ndigalu Suleymaan ruxaa xaysu asab fu ko neex mu diriger fa ngelaw yi bu ko neexee mu yóbbu ko ci champ de blé yi ni ko defal ma benn composition boo xam ne day ñoral ñii beneen bi mu yóbbu ko feneen ni ko defal ma composition boo xam ne dafay tawal ñële ku nekk ak la nga soxla rek Suleymaan la yàlla defaloo loolu te ngelaw yàlla ngi ci jàngale lu nekk dafa bokkul ci thème bi rek te du fi xaj moo tax waaye gis nga tajri bi yaa ngi noonu de gis nga ñaari yonent la ci indi nuux ci tajri bi am bi nga xamante ni wahiya tajri bihim la muy mawji kal jibaal bi ak yonent yàlla Suleymaan ci ngelaw yooyu la yàlla indi jàngale ci tabarkàlla ci tajri waaye bi mu mujjee mooy détail bi mu def nag mbokk yi bii gudd na te accès gu ma ci jibaal subhanallah kii de xam naa dañ koy def ñaari itam gis nga boo demee ci surat 54 muy xamar maa ngi ci tajri bi ba tey de ma la wax ni ñeenti yoon la ñëw waaye ci ñaari yonent la ñëw ci Nuux ak Suleymaan bu ci nekk ñaari yoon la wax naa la benn yoon bu yonent yàlla Nuux mooy bii ñu toll nii wahiya tajri bihim fi mawjin kal jibal ma jox la ñaari yonent yàlla Suleymaan wala Suleymaan riha asifa tajri bi amrihi yaa ngi koy fekk ci verset 81 surat 21 muy anbiya ak wa saxarnaa lahu riha tajri bi amrihi nga fekk ko ci verset 36 surat 38 muy defe naa suratu Zumar léegi nag gis nga li ñuy wax nii maanaam récit wu yonent yàlla Nuux beeg gaal gi détail bi yaa ngi koy fekk ci verset 11 ba 14 surat 54 déggal yàlla li mu wax mosoon nañ ko fi wax dañ koy fàttali daf ni fa fatahnaa abwaaba samaa'i bimaa'in munhamir déggal loolu ma ubbi asamaan la ca nekk ci ndox yépp mu nekk ndox bu wàccandoo bimaa'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan ma libéré bëtu ndox yi ci kaw suuf faltaqal maa ala amrin qad qudir nee na ndox daje nag xam nga ndox bu jóge ci kaw ak bu jóge ci suuf dafay daal di fees dëkk bi kenn dootu ci mën a génn wa hamalnaahu ala dhati alwaahin wa dusur mu ne ma sauvé Nuux ci benn barque mooy arche bi rek daf koy indil beneen tur fii ala zati alwaahin wa dusur tajri ma ngay daw nag gis nga fii dellu si na pour fàttali la ni ndigalam kese la bi ayunina ma ngay daw ci sama ndigal ndax maa waxoon wa yasnaul fulka bi ayunina wa wahyina amul dara lu ci génn ndigalu yàlla amul dara lu ci génn surveillance yàlla gis nga kon tajri bi mi ngi jàngale ndeysaan te mooy malgré tout ak lu mën di xew rek gaal ga dem na te kenn mënu koo téye te muy ndeysaan
indi lu dal xel te mooy bi aayunaa bi mooy vague yi ni muy bareek tempête bi ni mu bareek tabarkàlla boo demee ci suñu mbokk météo yi ba ñu décrire la ñu tuddee the perfect storm mooy ñu tuddee la tempête parfaite nga xamante ni ay lu néew la mu am ci àdduna boo demee ci récits yi sax buñ lay wax de façon historique très rare mais am na benn film bu ci am bu ngeen ko googlee sax mu waaye lu jar a seetaan la the perfect storm muy tempête parfaite moom la yàlla ni donte amoon na boobu itam tajri bi ñu naa gaal gi man maa ko téyal sama bopp moo tax lu dal xel la lu tax ndax ndeysaan ma ngay firi ba ñuy saboté nuux ba nuux naa leen in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxaruna bëccëg dana ñëw ñun dinañu nekk ci tajri bi ñu naa nekk ci ala zati alwaahin wa dusur yàlla protégé ñu vague montagne ndox ay catastrophe dana am ci àdduna bi ba ku bu boobaa ku nekkul ci sama arche boobu doo sauvé waaye ñun yàlla boobaa dinañu su boobaa nag fa inna nasxaru minkum kama tasxaruna nga gis kon mu jël lu fragile lu day ne végétal mu teg ko ci ndox muy bouger mu indi ci description boo xamante ni kal jibaal la wax pour wax la ni loolooy bi ñu naa mooy lu yàlla nar mu sotti faw mu dem mbokk yi dama bëggoon rek ñu indi vocabulaire yi ci tajribihim fi mawjin kal jibaal yi te jotaguma laal lu dul tajri bi waaye mawj bi itam yàlla ngi ci jàngale juróom yu am solo wa jaahumul mawju min kulli makaanin wa dhannu annahum uxiita bihim daawu llaha booba ngay fekk ci suratu yunus ak ndeysaan sa awi ila jabal bii ñëw ca kanam qaala laa aasima al yawma min amri illa man rahim boobu ndeysaan waxaala baynahuma al mawj aw ak boobu mooy nekk ci lii ñuy jàng ni mais ma ngay ñëw ca kanam ci dialogue bu muy am ak doom ji ndeysaan ak aw ka zulumatin fi bahrin lu jiyin yaxshaahu mawjun min fawqihi mawjun sahaabun zulumatun baaduha fawqa baad ba muy jàngale ci verset 40 surat 24 ak wa ida ghashiyahum mawjun kadhulali daawu llaha mukhlisin lahu din ba muy jàngale ci surat 31 verset 32 xam naa bu ëllëgee ñu ñëw ci détail yu mawj bi parce que wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibaali bi dafa nekk métaphore bu yéeme boo xam ni dafa mérité ñu taxaw ci terme bu nekk wax naa la tajri yi ñi mu ñëwee ci ñaari yonent kese Nuux ak Suleymaan rek mais gis nga li muy jàngale bu ëllëgee ñu ñëw ci mawj bi incha allah après ñu jël bu jibaal bi tam parce que jibaal bi beneen affaire la asalaamaaleykum